ami internet seen kàddu dalati leen ak jàmm ci seen plateau les matinales du digital di leen wax namoon nañ leen bu baax a baax donc comme ni ñu koy defee rek à chaque fois bu heure bi jotee ñu waxtaanee rek lépp rek ci ay xibaar ñeel li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi ak actualité bi nga xamante ni tout le temps dañ ci jéem a waxtaanee rek fas yéene ko faram-fàccee ma ànd ceeg ki nga xamante ni moom moo di sama naataango di Ramatoulaye Seck laata may sori dama koy bàyyi mu nuyoog ñi nga xamante ni moom moo di bokk internet bi ndaw yi nga xamante ni à chaque fois dañuy teewlu waaye xam naa ne aussi ki nga xamante ni moom moo di Ramatoulaye namoon na leen aussi bu baax a baax Ramatoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amina donc comme ni nga ko waxee internet bi moom je pense que namoon nañ leen bu baax a baax depuis un bout de temps depuis ñu li nga xamante ni moom mooy seen matinale digital ak ñoom mais on est là de retour di leen wax ne espérant que ni débuté nañ bu baax seen semaine yow aussi di la nuyu déjà moom ak greffage bi nga xamante ni bu mu ñëwee ba léegi maa ngi koy tudd dafa nice macha allah donc voilà quoi donc ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne comme chaque semaine début de semaine ak ba di leen accompagner semaine bi yëpp ñëw seen matinale les matinales du digital donc seen fi indi ay thématiques ak ay actualités donc faram-fàcce ko ak ñi nga xamante ni leen mbokk internet yi. ni mu ko waxee rek donc ñun dañuy xool à chaque fois ci li nga xamante ni moom moo leen di neex ñu ciy wéy ak yéen ndax boo xoolee rek comme ni ngeen ñu épaulé donc duñu taay à chaque fois di ko wax rek mu di mbokk internet yi seen kàddu yi nga xamante ni à chaque fois dañuy ànd ak ñun donc Ramatoulaye dañ koy dooree rek ak li nga xamante ni moo ñeel Covid 19 yi nga xamante ni lëmb ne réewum Sénégal lëmb ne àdduna wër nga këpp sax laay wax rawatina fi nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal boo gisee ñu bëri sax jàpp nañ ni Covid bi jeex na alors que Covid bi mu ngi fi ba léegi gis nañ ni yàggul tamit daal dinañuy suspendre li nga xamante ni moom moo di communiqué yi nga xamante ni doon nañ ko amal ci li ñeel Covid bi mu daan am en direct fi nga xamante ni moom moo di seen kàddu donc léegi gis nañ ni dañ koy def sous forme de communiqué mais n'empêche ñun ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yéen à chaque fois dinañ leen koy daal di jàngal ci li nga xamante ni moom moo ñeel communiqué donc ci bu démb bi rek tolloo ak communiqué 462 ci li nga xamante ni jot nañ leen testé ci démb ji rek lim bi daal di toll ci 1869 maanaam junni ak juróom-ñetti téeméer yi toftal juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci noonu rek ñi nga xamante ni jot nañ ci génn positif toll ci 49 maanaam ñeent fukk ak juróom-ñeent cas contact yi toll ci maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkale woon nag ñi amee bi la feebar toll ci 19 maanaam ñi fukk ak juróom-ñeent jotuñoo am benn cas importé cas li nga xamante ni moom moo di transmission communautaire yi toll ci 30 maanaam fanweer. donc ci démb ji ba léegi rek li nga xamante ni moom moo ñeel communiqué bi ñi nga xamante ni moom moo di patient guéri yi mooy maanaam ñi nga xamante ni wér nañ ba war a ñibbi seen kër lim bi daal di toll ci 83 maanaam 53 sax autant pour moi maanaam juróom fukk ak ñett ci noonu ba léegi rek cas grave yi mooy ñi nga xamante ni jot nañoo lompoñ ci bile feebar ci démb ji rek ba léegi d'après communiqué bi lim bi daal di toll ci 5 maanaam juróom ñu jot amaat benn nit bu nga xamante ni moom moo daal di ñàkkaat ba kanam ci bile feebar di masaw bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di seen famille donc depuis bi ñu dooree li nga xamante ni moom moo depuis bi mbas mi duggee fi nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal tolloo woon nag le 2 mars ba léegi rek 2020 ba léegi li nga xamante ni jot nañ leen recensé ci ay cas positif lim bi daal di toll ci 41 680 maanaam ñeent fukki junni ak benn yu toftal juróom-benni téeméer ak juróom fukk ci noonu rek ñi nga xamante ni aussi jot wér nañ ba daal di ñibbi seen kër lim bi daal di toll ci 40 281 maanaam ñeent fukki junni ak ñaari téeméer yu toftal juróom ñett fukk ak benn. donc ci noonu rek ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo génn àdduna boobu ba léegi lim bi daal di toll ci 1146 maanaam junni ak téeméer yu toftal ñeent fukk ak juróom benn. voilà li nga xamante ni aussi ñoom ñoo nekk ci sous traitement ñuy saytu seen wér-gu-yaram jamono ji lim bi daal di toll ci 252 maanaam ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar donc Ramatoulaye depuis aussi bi nga xamante ni daal dinañuy door li nga xamante ni moom moo di campagne de vaccination bi ñi nga xamante ni jot nañoo vacciné wu toll 23 février bi ñu weesu ba léegi rek
lim bi daal di toll ci 464 250 ñoom ñoo jot a amal li nga xamante ni moom moo di seen ay vaccin ñu nemmeeku ne carrément li nga xamante ni moom moo di vaccin yi boo xoolee au début ni ñu ko jëlee woon par rapport ak léegi nit ñi dañoo gën a am benn bàyyi dañ foo nemmeeku benn bàyyi ndëkk bu baax a baax te boo xoolee li nga xamante ni moom moo di vaccin yi jàpp nañ ni moo fi gën a mën a moo fi war a mën a génnee li nga xamante ni moom moo di Covid bi mais bu dul loolu sax ramtulaay yi gis nañ ni li nga xamante ni moom moo di askan wi dañu am benn bàyyi bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di Covid bi alors que Covid bi mi ngi fi ba léegi ndax bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moom moo di communiqué bi li nga xamante ni moom moo di nombre de tests yi nga xamante ni ñu ngi koy amal par jour ak cas contact yeeg transmission communautaire yi boobu léegi mi ngi wéy di amani ndaam sax bàyyi nañ li nga xamante ni moom moo di communiqué bi nga xamante ni moom moo gënoon yokkoon sensibilisation bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci nit ñi gën a bàyyi xel ci feebar bi. Amina comme li nga waxee donc lu ñu wax rek ñun mooy que ni du sax askan wi rek mais ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy même les acteurs yi nga xamante ni ñooy nekk autour de la pandémie aussi dañoo bàyyandiku parce que booy xool déjà suñu autorités yi ñoom ak seen manifestation yi seen rassemblement yi donc ñoom ñoo ñu ko wane ne corona bi jeex na alors que maladie baa ngi fi ba léegi population moom nga xamante ni depuis toujours dafa amoon benn genre restriction boo xamante ne ni la defoon ci par rapport à cette pandémie déjà gis nga ko plus de 16 millions de la population sénégalaise donc mënuñu fexe sax ba am 1 million yi nga xamante ne ni ñoom ñooy vacciné wu donc loolu c'est grave xanaa rek di gën a ñaax nit ñi rek di leen wax ne nañu gën a fagadiku en plus nañuy dem def seen vaccin di moytu bu baax ndax ñu mun a xeex corona mu jóge parce que ba léegi mu ngi fi déjà. ba léegi mi ngi fi mais ñu bëri nañu gis ni dañu nemmeeku ne sax par rapport ak mesures barrières yi nga xamante ni respect bi nga xamante ni jàppoon nañ ni waroon nañ ko gën a mën a continuer surtout takku masque yi parce que boo xoolee tàngaay bi mi ngi ñëw et que li nga xamante ni moom moo di transport en commun nit ñi boo gisee oto yi boo ci duggee fees ki muy fees donc loolu est-ce que waru woon gën a tax li nga xamante ni moom moo di askan wi bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di masque yi ak surtout aussi marché yi nga xamante ni souvent ñu ngi fay faral dem et que mbooloo dafay faral di dajaloo. surtout ça déjà comme li nga wax rek tàngaay bi nga ñëw te en plus nee naa même masque yi même bu nekkul li nga xamante ni sax moom mooy pandémie bi dafa baax parce que nit ñi kenn ku nekk ak sa odeur kenn ku nekk ak li ngay dégager donc protection lay doon surtout bus yi nga xamante ne nii day am nombre pléthorique yoo xamante ne nii c'est excessif marché yi nga xamante ni ñu ngi fay dajee kon nit ñi ñoom ñoo war a jël seen matuwaay mais le problème au Sénégal mooy que dañ naan comme que léegi kenn fayatul ñoon 3000 francs comme que léegi kenn jàppatuñu donc lu ñu neex la ñuy def ta alors que ñoom seen santé la ñu war a préserver donc loolu aussi da ciy baax même aussi bu ñu arrêté communiqué yi de temps en temps ni autorités yi surtout ñi nga xam ne ñooy nekk ministère de la santé ñuy génn di def ay communiqué di gën a ñaaxal askan wi di leen wax ne que corona jeexul certes que ni dañoo arrêté li nga xamante ni moom mooy communiqué yi mais dee leen fagaru bu ko defee aussi ñu mën a xam ne corona baa ngi fi parce que là on ne voit plus dans les télévisions émissions yu si dem wala ay nit yuy wax ci corona donc on parle d'autres choses population bi aussi telle qu'elle est donc danaan lekk tout simplement corona bi jeex na. surtout sax dans la mesure où ñu gis tamit yenn si nga xamante ni ñoom marqué nañ li nga xamante ni moom moo di Covid bi ndax gis nañ seen liggéey ñu ràññeeku bu baax a baax ku ci mel ni professeur Seydi Akine ginnaaw sa démission gis nañ ni sax ku nga xamante ni moom moo di docteur Bousso nga xamante ne moom aussi liggéeyam dañ ko nemmeekoon bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi ñu gis ni amaloon na ci liggéey bu ama solo ginnaaw bu ñu gisee ñoom ñi nga xamante ni jël nañ seen démission est-ce que ñu gën a mën a jàpp ci li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi que ni jeex na wala leneen lu ni mel aussi. man je vais dire que ce sont de mauvaises nouvelles ay mauvaises nouvelles la parce que déjà seen démission dina am lu mu indi ci li nga xamante ni moom ministère bi d'autant plus que ñoom depuis li nga xamante ni mooy l'arrivée de la pandémie ñoom ñoo nekkoon ci au cœur du combat nekk ci def ay liggéey yu am solo donc wax dëgg yàlla mauvaise nouvelle en plus de cela aussi comme li nga wax parce que nee lépp ay coïncidence la rek tey bu ñu dem ba à ce moment ñu ne arrêté nañ communiquer et autres donc ñoom aussi ñu indi seen démission donc nit ñi mënuñu poser question lan moo xew lan moo tax est-ce que corona moo jeex ñoom aussi qu'est-ce qui a motivé leur démission et autres parce que aussi yaakaar naa ni seen domaine la seen liggéey la te bu ñu fi jógee dañuy demaat feneen liggéey waat donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui tourne autour mais daal ak lépp lu ci mën ci am rek finalité mooy que ne la population bi ñu mun a am seen wér-gu-yaram donc ñoom aussi bu ñu jël lépp considération yooyu yëpp même bu communiqué amul ñun nañuy fagaru suñu bopp parce que tey aussi ñu ci yàlla def ñu jàngoonte jàngoro bi ñoom ñoo ci am problème donc aussi yow la ñu yóbbu à l'isolement yow la ñuy mettre en quarantaine et tout ça donc yaakaar naa ni am na lu ko gën donc ñun nañu gën a fagaru rek bu ko defee je pense bien que dina leen mun jàppale aussi ñoom ñu def seen liggéey comme il le faut. mën a def seen liggéey comme il
faut comme ni ko Ramatoulaye waxee je pense que loolu yëpp li nga xamante ni moom moo di askan bi en commençant par moi képp ku ci nekk rek war nga mën a jàpp ci li nga xamante ni moom moo di xeexu mbas mi ndax boo xoolee ba léegi mu ngi fi ndax ci démb ji gis nañ ni li nga xamante ni jot nañ koo am ci ay cas donc loolu je pense que tey jii lépp rek askan wi ñoom ñoo war a gën a mën a jàpp tey jii ba compteur bi daal di nekk zéro je pense que tey jii lépp mu di yow mu di man ak keneen ñëpp loolu la ñuy ñaan ba li nga xamante ni moom moo di activités yi nga xamante ni képp ku ci nekk nekkoon nga ci auparavant nga mën ci daal di dellu donc Ramatoulaye gis nañ ni sax li nga xamante ni aussi ba léegi comme ni nga ko waxee sànq rek suñu acteurs yi tey jii ñoom ñoo war a joxe un bon exemple par rapport ak li nga xamante ni moom moo di xeexu mbas mi gis nañ ni président jóge na tournée économique bi nga xamante ni amaloon na ko gis nañ aussi incha allah le 12 dina daal di amalaat yeneen tournée te boo léegee tournée sa xel day dem ci li nga xamante ni moom moo di rassemblement te comme dañ ne ba léegi Covid bi moo ngi fi tamit est-ce que baaxul tamit ñoom aussi ñu daal di joxe de bon exemple surtout bu fekkente ne sa rassemblement yi mënul jàpp ñàkk ñu daal di exiger li nga xamante ni moom moo di masque yi ndax gis nañ ni ñoom ci seen bopp sax tournée yi nga xamante ni génn nañ ko récemment masque sax amu fi woon ba leneen yeneen mesures yi nga xamante ni mën nañ jàpp ni moom moo gën a mën a éviter li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi nemmeekuñ ko fa. waaw loolu moom je pense que même avant tournée bi sax waxoon naa ko donc ñoom loolu moom ñoom dafay dem ci seen responsabilité il faut que ñoom ñu exiger ko nit ñi am aussi rassemblement je pense bien que mun na ñàkk du moins tournée économique la mun nañ dem xool li nga xamante ne moom mooy àll bi seen économie fu mu toll seen liggéey fu mu toll et autres mais comme que xam nga président moom buy jóg moom déjà am na benn notoriété boo xam ne yàlla may na ko donc forcément dina am mbooloo bu bëri boo xam ne dinañ ko topp mais aussi comme li nga wax aussi c'est important que ñu exiger li nga xamante ne mooy port des masques surtout aussi ak gel antiseptique aussi ñu koy yoraale donc bu fekkee ni mënuñu éviter li nga xamante ne moom mooy rassemblement yi parce que dina dem à un moment où dootoo mun contrôler situation bi mais que toute personne bi nga xamante ne ni moom mu ngi ñëw taxaw foofu noonu mu sol masque am en plus mu yor gel donc loolu aussi ñoom seen kaaraanga lay doon parce que aussi ce n'est pas intéressant ñu dem ci manifestation jóge ko fi ak ay feebar président moom quoi qu'il puisse en être moom il sera protégé parce que déjà pour nga lal ko sax c'est un problème donc aussi dina am bépp dispositif boo xamante ne nii bu war la pour moom ñu mun a saytu li nga xam ne moom mooy kaaraangam donc kenn ku nekk aussi je pense que mun na ko defal boppam su ko defee kenn du am loru et autres donc yaa ngi ko wax récemment incha allah dinañ demal encore ci yeneen tournée donc il est bien que ku nekk aussi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax su ko defee je pense que dinañ mun jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy agent de santé yi bu baax. santé yi comme ni mu ko waxee je pense que ñun ñëpp war nañ bàyyi suñu xel que ni Covid bi moo ngi fi ba léegi mi ngi wàlle waaye itam mi ngi faat à chaque fois donc baax na ñuy bàyyi xel bañ a def si suñu xel carrément que ni jeex na fi donc non jeexu fi moo ngi fi ba léegi di leen gën a ñaax rek ñu respecter li nga xamante ni moom moo di mesure barrière yi nga xamante ni mooy que docteur à chaque fois dañu ko doon rappeler donc rek ngir mën a éviter li nga xamante ni moom moo di propagation bi les feebar bokk nañ ci gel solution gel hydroalcoolique yi waaye itam di raxasoo savon ordinaire di respecter aussi distanciation physique bi naam yombul sax mais ñu déem a def effort rek ba à ce que rek ñu daal di éviter li nga xamante ni moom moo di law bi nga xamante ni Covid bi da koy daal di law donc Ramatoulaye dañuy jàll ci leneen ndax gis nañ ni récemment ki nga xamante ni moom moo di sànq maa ngi koy wax président de la République jóge na tournée war a dem amalaat beneen tournée incha allah le 12 incha allah donc tournée yooyu nga xamante ni ñu ngi koy dégg mu di tournée yu bëri sax ñu gis ni ba léegi askan wi à chaque fois ñi ngi jooy est-ce que tey jii président de la République tey jii est-ce que jotul mu daal di tamit peut-être tournée yooyu sax bu mënul ñàkk wala sax ñu jéem a xool ana nan lañ mën a def ngir mën a jooy faj li nga xamante ni moom moo di jooy askan wi ndax gis nañ ni tali yi baaxul gis nañ ni aussi récemment gis nañ ni sax li nga xamante ni moom moo di ceeb daal di dëwlin daal dina yokk rawatina aussi li nga xamante ni moom moo di viande gis nañ ni kilo bi jógee na ci je ne sais pas 2500 ou 3000 daal di jàll ci 3600 dëwlin aussi daal dina yokk bu nga xamante ni vraiment ñu bëri daal nañ koy déplorer ñu gis ni président de la République naam moo ngi fi mi ngi sax def effort mais gis nañ ni tamit ba léegi li nga xamante ni moom moo di askan wi jooy wi nga xamante ni ñu ngi koy jooy depuis 2012 ba léegi dafa mel ni daal ba léegi rongoñ yooyu arrêté gul ba léegi. waaw Amina comme li nga wax donc surtout ma reste ci li nga xam ne moom mooy tournée yi donc tournée économique la wax moom déjà du campagne nit ñi aussi dañuy jaawale affaire boobu noonu. waaw campagne ñu bëri dañuy jàpp ne campagne déguisée la mais comme que moom tournée économique la wax ñun dañuy jàpp ne ci tournée yi lu ci ëpp solo mooy que ne dafa war a dem ci ñi nga xamante ne moom mooy àll ba mu xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci li nga xamante ne moom mooy terre yi seen liggéey fu mu toll li nga xam ne moom mooy koom-koom réew fu mu toll parce que aussi comme ni ma koy faral di waxee Sénégal Dakar lu mu rëy lu mu nekk capitale lépp loo xamante ni mu ngi koy am ci wàllu alimentation àll ba lay jugee ñoom ñooy liggéey indi ko fii nii donc ce serait bien mu xool matériel yi nga xamante ne jotoon na ko jox ay ministères am pour ñu jëm ko est-ce que matériel yaa ngi fa est-ce que
amuñu ay soxla pour ci ay jumtukaay ñu war a mun liggéeyee est-ce que li nga xamante ni moom mooy seen cadre de vie baax na est-ce que am nañ ay yoon est-ce que am nañ li nga xamante ni moom mooy ay hôpitaux est-ce que donc pour man tournée économique bi loolu moo war a doon bii bi bu fa jógee mu dressé benn plan comme ni mu ko defee woon ci l'emploi et insertion des jeunes bi nekkat gis naa ne lii mooy seen problème donc on va mettre ces moyens là bu ko def aussi ñoom ñu mun am jàmm comme ni ñu koy faral di waxee inégalité sociale mënul ñàkk mais aussi il faudrait aussi que ñu def de telle sorte que ñi nga xamante ne ñooy dëkk ci li nga xamante ne moom mooy village aussi ñu mun a sentir ne aussi ñoom aussi ñu ngi Sénégal sentir ne aussi ñoom am nañ président comme ñun ni ñu ko amee mais on voit le contraire dañoo sonn comme ni nga ko waxee pour du ñu am ay tali yu baax du ñu am ay hôpitaux donc pour sax ñu am ay ndox yu sell comme il le faut c'est tout un problème donc ñun on demande au président à ce que vraiment mu tenir en compte loolu noonu su ko defee yaakaar naa ne Sénégal dina mun a am équilibre bu war ci wàllum deux camps yi je dis deux camps parce que à chaque fois moom dañuy gis ñoo xam ne ñu riche ñi ak ñi nga xamante ne moom yàlla seen loxo jotul seen ginnaaw donc loolu moo ëpp solo comme li nga wax campagne bi nag mënul ñàkk parce que on est en politique te en plus aussi ñu ngi jëm ci ay élections quoi qu'on puisse dire même bu ne élection la xam nga ne dina amaale politique suuf mais lu ci ëpp solo la comme li may wax rek mooy que nit ñi nañ gis seen bopp ci gouvernance bi loolu moo am solo même bu dee dañuy def seen politique bopp mais nañu xool voilà mais nañu xool lu gën a am solo li nga xam ne moo gën a yitteel ñi nga xamante ni fa lañ nekk parce que aussi c'est pas à chaque moment que la ñu am occasion gis président donc bu ñu fa demee ñoom aussi nañ leen wax seen problème président noté bu ñëwee jël ko def ko ci ay doléances su ko defee je pense bien que ñu mën leen jël en compte. en compte sànq maa ngi la koy wax gis nañ ni ci jamonoy Covid lañ nekk Ramatoulaye parents yu bëri tamit daal di ñuy perdre li nga xamante ni moom moo di seen emploi ñu gis ni tamit denrée alimentaire bi dafa am yokkute lu ci mel ni diwlin sànq maa ngi koy wax ak yàpp viande et tout est-ce que tey jii tamit jotul li nga xamante ni moom moo di président day daal di indi saafara tamit ci li nga xamante ni moom moo di peut-être nécessité yi nga xamante ni daal dinañ koy soxla. moom loolu moom c'est primordial parce que moom ba mu ñëwee 2012 wax dëgg yàlla ci la wàññi woon denrée alimentaire yeeg def ay wàllum social ay affaires yu bari ba askan wi gisul seen bopp bu baax wax dëgg yàlla donc bu ñu demee ba à ce moment aussi muy yokkuwaat donc y aura problème d'autant plus que comme ni nga ko waxee Covid bi mu ñëwee ba léegi bàyyeegul kenn ñu bari reprendre guñu wala même ñu reprendre aussi mu gap bu ñu perdre mënuñ ko combler donc aussi ñu koy ñaan rek moom mu réguler li nga xamante ne moom mooy le marché su ko defee nit ñi aussi mën a amaat satisfaction déjà d'autant plus que ci fête lañ jógee en plus ci fête lañ jëmaat donc parents yi xaw nañu sonn école baa ngi ni tijji na et tout autre donc surtout parfois aussi dañuy wax commerçant yi il faut que Sénégal ñuy dawal yërmande ñuy xoolante parce que aussi tey boo koy def sa frère nga koy def wala sa sœur wala keneen ak keneen ñu ñëpp c'est le Sénégal donc bu ñu xool bénéfice boo xamante ne nii bu bari la mais nañu xool li nga xamante ne moom moo gën a barkeel aussi ñu dimbalante suñu biir tey commerçant bi li muy dund loolu lay ki nga xamante ne moom mooy acheteur bi loolu lay dund moom aussi voilà c'est ça xam nga il faut ñu jàppale tey boo leen ci yeneen dëkk comme par exemple comme Chine ñoom seen biir du ñu am ay problème de pouvoir d'achat boobu noonu parce que à chaque fois dañu xool population fan la dooleem toll pour ñu mën a indi affaire mu accessible mais tey le malheur nag aussi mooy que ni tey commerçant yi bu ñu gisee ne am na pénurie par exemple oignon mi ngi commencé am nga gis ñu denc ko voilà c'est ça le problème au fait denc ko ba pare ne jékki-jékki amul léegi yow tu es obligé bu bëggee togg soble il faut nga togg ko léegi ñu indi ay kilo 1000 francs et autres donc ñun aussi nañuy dawal yërmande suñu biir état aussi ñoo jàppale ñu su ko defee je pense bien que ni askan wi dinañ mën a am jàmm parce que tu vois ay kilo yàpp 3600 te loolu du mat dara déjà imagine toi mu nekk famille ak njaboot xam nga bu fekkoon yow ko sell mooy loolu mais fii boo fi dem nga nekk famille ak njaboot 2 kilos sax doyuloo sa kër nga war si jënd ay 2 kilos ay 6000 ay 7000 kooku je pense bien que ni loolu war nañ ko xoolaat donc ins bi moom dañoo toll ci phase boo xamante ni vraiment il faut que ñun ñëpp ñu jàppalante mais dans la main bu ko defee d'ici peu je pense bien que ni situation yi mën a décanté wu après ñu mun jàll ci d'autres phases. du Sénégal pays de la teranga la donc baax na aussi ñuy jàppalante suñu ay biir et tout voilà surtout ni mu ko jëlee woon ci côté emploi des jeunes je pense que tey jii bu ko jëlaatee gën koo jël au sérieux naam mi ngi ciy def ay efforts sax mais mu gën a yokk effort yi tey mu jéem a def le tout ba daal di répondre li nga xamante ni moom moo di mën a faj sax laay wax li nga xamante ni moom moo di jooy askan wi. ministre commerce bu aussi ñoom aussi dañ koy lancer un appel mooy Aminata Assoum moom aussi déjà on voit que à chaque fois mi ngi ci tournée yi ci gars yi mais aussi na leen woo xam nga aussi nit ñi dañuy bëgg ku leen impliqué ku ñu gestion implicative bi dañ leen di woo commerçant yi di leen impliqué seen biir su ko defee aussi ñoom ñu mën wax aussi ñoom la mooy seen problème voilà la taxes yu ñuy fay et tout autre ñu xool yenn processus la ñuy trouver ak ay solution bu ko defee kenn ku nekk mën a gis sa bopp population bi gis boppam commerçant yi gis seen bopp état bi aussi
aussi mun am benn régulation boo xam ne dina ko def société bi je pense bien que après kon Sénégal dina mun am benn stabilité au niveau social. jafe-jafe yi Ramatoulaye bokk na aussi ci tali yu nga xamante ni doy na waar ndax gis nañ ni accident yi jamono ji semaine bii ñu wees sax laay gis ni tàng na trop gis nañ sax ñi nga xamante ni moom moo di suñu naataango yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fële ci leexal daal di ñett daal di si ñàkk seen bakkan ñu leen di masawu encore une fois bu baax a baax di leen jaar seen ay famille ñoom aussi ñi nga xamante ni jot nañ ci génn àdduna fa ñu jëm daal di leen dàqal fi nga xamante ni ñoom fa lañ jógee tout ñi nga xamante ni si ñoom ñoo di blessé yi tamit yàlla daal di fëgg seen bopp ba ñu daal di delluwaat ci seen liggéey gis nañu aussi récemment ci démb ji ci samedi ji sax laay wax 5 membres de la même famille tamit daal di ñàkkaat seen bakkan ci li nga xamante ni moom moo di accident fële ca Kaolack aussi ñu vraiment ñu koy méttilu bu baax a baax donc tey ji tali aussi est-ce que jotul tamit ki nga xamante ni moom moo di président de la République aussi gën a amaat ab taxaw surtout ci li nga xamante ni aussi moom moo di tali ak conditions yi nga xamante ni chauffeur si ñu ngi koy dawalee aussi. waaw Amina loolu moom avant ñuy wax quoi que ce soit comme ni nga ko waxee rek du ñu taay à chaque fois di ko wax di mastawu voilà di rappeler du en aussi di présenter suñu condoléances suñu confrères yooyu nga xamante ne nii dañoo seen bakkan dafa war ci li nga xam ne moom mooy champ de l'honneur parce que aussi dañu doon dem def seen liggéey macha allah ba far yàlla def li gën foofu noonu donc ñuy jaale seen waa famille bu baax di la wax ne on est de tout cœur avec eux donc comme ni nga ko waxee aussi blessé yi ñu leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp am naa ci xarit boo xamante ne Thierno Kane ndeysaan moom aussi je lui souhaite un prompt rétablissement donc comme ni nga ko waxee mais man je me dis que ni loolu lépp du ay tali yu bon wala dara parce que chauffeurs yi indiscipline bu ñu wax à chaque fois dafay présenté parce que tey boo gisee suñu mbokku confrères yi nga xam ne ñoom ñoo seen bakkan moo loru foofu noonu déjà ay camion bu leen bëgg effet de course lañ doon def déjà bu ñu paree xam nga imagine toi ay camion ngay nekk ci tali nit ñi di daw ak convoi bu doon am ngay def ay course loolu xam nga déjà c'est déplorable moo tax lu ñu tegoon dañ ko war a indiwaat mooy nekk lan les permis à point il faudrait que aussi gars yi ñu mën sanctionner parce que da ngay gis ay xale yu ndaw yor ay oto yoo xamante ne waruñ ko dawal donc ñu ngi def du n'importe quoi tali bi te wax naa ko à chaque fois que yaa ngi yor oto rek xamal ne soit sa bakkan wala ay bakkanu nit ñu ngi en jeu donc nit ñi dañuy fowee li nga xamante ne moom mooy tali donc il faudrait que sanction yi mu sévère ku def ay accident ñu nangu sa permis pourquoi pas ba 5 ans dootoo dawal loolu bu ñu ko defee yi nga xamante ne mooy chauffeur yi dinañ ci mën jot seen matuwaay bu baax c'est que nag xam nañ ne parfois accident moom yàlla moom mooy fu ko neex lay jaarale ay mbiram mais aussi vigilance dafa war a am donc état bi il faudrait que mu sévère ci loolu parce que c'est anormal que ñuy gis ay même pas 2 mois wala 2020 ba 2021 ñuy gis plus de ay 400 et quelques morts ci les accidents de la circulation donc nit ñi nañ xam ne yebuñu ay xar même bu doon sax ay xar nga yar tamit dañoo am bakkan rawatina mu nekk ay doomu aadama donc nañuy jël ministère du transport la ñuy lancer un appel donc ñu gën a sévère ci loolu noonu pourquoi pas ñu criminaliser ko bu ko defee ñu gën a xam ne lii nii du dëgg la parce que aussi du gën a bari mooy que ni ñu yor camions yi ak oto yi jànguñu ñooy faral di amal accident yooyu dañ leen di jàpp benn 2-3 mois nga dégg leen ñu ne génn nañ ba demaat seen ay activité déjà da ngay lijjanti bi ñu ne waa garaawal loolu noonu te xam nga lu gën a garaaw mooy ñuy def xam nga Sénégal dafa garaaw am na ñu bëri am nañu permis te demuñu école conduite déjà surtout ñi nga xam ne moom mooy laveur yi sama xarit lañ nag mais ñoom à chaque fois fu ñuy raxasee dañuy jàngee dawal après dem lijjanti seen permis ñëw toog te dafa am loo xamante nii boo duggul ci école bi mënoo ko xam il faut que ñu waxal la code de conduite lan lay wax lan lay bañ lan nga war a def ak lan nga warut a def moo tax il faut que ñu régulariser ko mais c'est trop facile nga ñëw rek joxe benn 20 000 francs wala am sa xarit xam keneen corruption bi ñu jox la permis nga ñëw ñu dawal te fekk na yow xamoo li nga war a def si tali bi dawal lu ñëw rek jàpp tali bi di dem rek y a tout autre de formalité yoo xam ne war nga ko mën a remplir donc il faudrait que ñu bàyyi xel ci loolu bu baax su ko defee je pense que mën nañ ñàkk parce que le Sénégal n'est pas le seul pays il y a d'autres pays mais li ñu fi déggee accident fii rek nga koy déggee donc ça c'est anormal ay accident yoo xamante ni ay nit yoo xamante ni xajoon nañ fi mën nañ fi dugg ñu deewee yoo xamante ni da nga naan lii moom ab tayeef la même bu yàlla intervenir tamit loolu da ngay xam ne ñii dañoo tay lu ñuy def moo tax ñii far mu ñàkk seen bakkan. Ramatoulaye dogguma la mais man xam la mooy sama problème lan moo tax fii au Sénégal journalistes yi gën a sonn te ñoom tey jii je pense que tey jii liggéey bi yëpp tey information bu nga xamante ni bëgg nañ ko au niveau international tey bu dul journalistes yi tey du ñu informé mais lan moo tax tey journalistes yi gën a sonn fi nga xamante ni moom mooy Sénégal. déjà Sénégal boo président mu passé Assemblée nationale conseil constitutionnel et aux collectivités territoriales journalistes yi nga teg ñoo ne 4e pouvoir xam nga donc loolu du lu ndaw mais problème bi xam nga lan la mooy Youssou Ndour waxoon na ko. aussi nekkul ci faute patron de presse aussi tey faute bi aussi. si ñoom la déjà Youssou Ndour nee na uude nu mu la gisee noonu lay ëwalee mais je peux pas concevoir nga liggéey ba am sa lijaasa comme ni mu koy waxee yor sa diplôme demoo di manjewu tu fais ton travail yaa ngi comprendre donc il faudrait que patron de presse ñoom ñu teg condition bu baax seen journalistes yi mais aussi
aussi seen journaliste di leen ko réclamer parce que tey fii bi patron de presse bu ci génne yow yaa ngi am sa 4x4 climatisé donc amaana sax am na comment yoo xam ne doo ci bokk donc dañ la jox xaalis bu bari yow à la fin aussi journaliste yi nañuy dajaloo nag kat ñun ku ñu defarul tul lii dootuñu exercer. ñoo gën a waaw ñoo ëpp gëdd déjà parce que aussi ñoom aussi foofu noonu ñoom ñooy indi plus de promotion de visibilité ak xaalis bu bari mais ñii lu ñuy def moo ëpp solo parce que information bi nga war a xam ci dëkk bi ñoom ñoo ko indi donc loolu nag man ñoom laa ci lance appel que nañu gën a am fulla ci seen bopp en plus nañu gën a imposer le respect gars yi ñu teg leen seen place parce que nekk on le dit fii kenn du jox kenn respect ku nekk yaay imposer sa respect bopp. journaliste yi tey jii du ñu xam li nga xamante ni ñoom ci peut-être tournée boobu nga xamante ni fa lañ nekk bu dul woon journaliste yi tey jii ñoom du ñu am benn information yi nga xamante ni ñoom ñoo ñeel tournée donc tey est-ce que jotul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di président bi wala sax membre du gouvernement tey jii gën a bàyyi xel tey jii bu tournée amee wala dara conditions yi nga xamante ni ñoom ci lañ nekk ñu teg ko li nga xamante ni moom moo di journaliste yi ak ñeneen ñu ni mel ba tey sax pourquoi pas sax tey ñii ñu bañ leen wax sax ngeen indi oto wala leneen ñu teg leen tey comme tamit condition comme ni ma ko waxee sànq rek conditions yi nga xamante ni ci lañ nekk ñoom aussi ñu mettre leen ci. loolu man du ma wax gouvernement ni Macky Sall xamul lu tax parce que nit ku nekk yaay am sa fulla bopp du dëgg gouvernement moom buy dem moom condition yu baax yu mu war a am yëpp dina ko tegal boppam déjà et il n'aura pas besoin que nit di ko wax nii wala naa donc journaliste yi tey président buy dem le pourquoi ñuy teg toutes les conditions di indi per diem di teg oto di teg lépp pour dem parce que xam nañ ne bu ñu fa demee te journaliste topp leen du am sens mais maintenant na fi journaliste aussi seen lii mu gënal leen aussi lépp est-ce que tu me comprends ñoom ñëpp am nañ collectif bu am avant ñoo dem ñu toog parce que duñ ñëw rek dem noonu kenn ku ne dañ lay convoqué nga ñëw te aussi wax seeni conditions ne par exemple ñun kat bi ñuy dem da ngeen ñu teg ci lii oto yi la ñuy dugg ñun aussi lii lañ bëgg lii lañ bëgg fekkee mënul nekk ñu toog aussi nit ki aussi da ngay xangal li nga sa liggéey boo koy aussi da ciy ànd professionnalisme aussi mais aussi nga jox sa bopp gëdd nit ñi mën a respecté mais bu fekkee ne bu ñëwee rek na la journaliste waaw ñu ñëw rek sànn la ci benn oto rek jox la benn chandise benn kii mu mel ni yow waaw yaa ci nekk yow la lay soxla si yow ñëw filmé au fait gis nga nit ki da ngay may sa bopp valeur soo bëggee aussi kenn respecté le président waxuma du respecté de mais à chaque fois bu fekkee ne yow imposé woo ko respect bi moom du la ko jox parce que talu la donc il faudrait que aussi journalistes yi ak ñi nga xam ne ñu ne seen patron de presse yi lu sorianto trop lay doon je pense que tey jii comme ni ñu koy waxee rek tey jii je pense que journalistes yi si boppam comme ni ko xam te lay waxee ñoom ñoo gën a war a mën a jox seen bopp gëdd parce que sans ñoom information du am parce que ñoom ñooy quatrième pouvoir donc tey jii jot naa à ce que ñoom ñu jox seen bopp gëdd waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gouvernement bi comme tamit son excellence le président de la République Macky Sall moom mooy le président de tous les Sénégalais aussi jot na mu daal di leen di gën a jox li nga xamante ni moom moo di seen àq ak yelleef ba tey jii seen liggéey yi nga xamante ni ñu ngi ciy nekk dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax tey journaliste rek ngay gis mu dem ba nekk mag tey jii du ñu am dara xam nga mu nekk lu metti lu nga xamante ne vraiment voilà lu ñu mën a réaliser dara donc tey jii jot na à ce que tamit ñu jox leen tey li nga xamante ni moom moo di seen gëdd voilà reporters yi surtout voilà surtout donc xamtulaay dañuy jàll si leneen ba léegi nga xamante ni moom moo ñeel actualité bi ndax gis nañ ni ki nga xamante ni moom moo di président de la République daal nay àddu ci li nga xamante ni moom moo di légalisation de l'homosexuel moom sax mën nañ jàpp ni daal dinay wax kenn yi moom comme ça bi nga xamante ni mu ngi nekk président duñu mës a signé li nga xamante ni moom moo di légalisation de l'homosexuel ginnaaw ba mu daal di rencontré ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo doon xeex lu ni mel. waaw Amina comme li nga ko wax je pense que dem moom boo gisee vidéo yi journalistes yi aussi jël nañ ko bu baax a baax comme lu mu wax bu mu amee recevoir ñi nga xamante ne ni moom mooy waa RSI donc mais ñun lu ñu wax rek c'est bien beau que aussi qu'en tant que président mu jël de tels engagements wax dëgg yàlla wax ne tant qu'il sera président duñu mës a légaliser li nga xam ne moom mooy góor jigéen fii ci Sénégal donc c'est important comme faral keroog mu ko waxee woon ñun nañ ciy xeex à chaque fois. Parce que aussi un pays musulman du ma ne sax un pays musulman mais majoritairement musulman la d'autant plus que aussi même deux religions yi sax amul benn bu accepté li nga xamante ni moom mooy l'homosexualité muy chrétien bi wala mu nekk la religion aussi musulmane mais lu ñu gën a ñaan président mooy que ni ñu dem assemblée nationale comme ni ñu defee viol bi ñu ne on criminalise l'homosexualité képp koo xamante ne ni gis nañ ne homosexuel nga koy voilà bu ñu defati sax ay actes contre nature parce que dafa am benn problème
mooy le Sénégal tey boo nekkee homosexuel loi bi du ñëw di la jàpp wala il ne t'interdit pas à ce que yow nga ne tu es un homosexuel. Qu'est-ce qu'on interdit? C'est-à-dire c'est l'acte contre nature, c'est-à-dire que tu sois dans les rues ngay commettre ces genres de choses là ba pare di restreindre li nga xam ne moom mooy liberté autrui. Est-ce que tu comprends? Donc mais ñun ce qu'on veut tey nu ñu def ba am criminalisation du viol mais ñu dem à l'Assemblée nationale dans cet hémicycle avec les députés ñu voter loi boobu noonu képp koo xamante ne góor jigéen wala da nga bëgg a instaurer loi bi wala da nga bëgg a indi ko fi pour di ko fi def ñu jàpp la considérer la comme un criminel. Donc je pense bien bu ko defee loolu dina mën a arrêter su ko defee Sénégal wax dëgg yàlla lu suñu combat ñu mun ko gagner. suñu combat ñu mën ko gagner. Je pense que combat bi ñëpp sax li ñuy xeex benn la mu di lan non à légalisation de l'homosexualité. Donc je pense que tey jii ñëpp loolu la nga xamante ni moom dañuy xeex. Je pense que tey jii comme ni nga waxee rek Sénégal réew mi nga xamante ne je pense que tey jii amul nit amul chrétien. ñëpp religion yëpp ko bañ. religion yëpp ko bañ donc tamit jot na tey c'est vrai que président daal na ci àddu mais aussi tamit c'est vrai que théorie baax na aussi mais ñuy pratiquer aussi lu am solo donc xam te lay ñu may signaler que ni temps bi daal nañ ñu xoj donc bàyyi la nga tàggatoo. waaw Amina xanaa di tàggu mbokku internet di rek à chaque fois di lay wax ne ni lay demee tous les jours donc seen biir émission les matinales du digital donc ñu ngi leen di remercier aussi suñu mbokku internet yi nga xamante ni à chaque fois ñoom ñooy ànd ak ñun si seen site préféré di seen kàddu donc xanaa aussi di la wax rek d'ici peu de temps xam naa journal baa ngi ñëw ak Amina Camara. En plus aussi suba incha allah ngeen xaar ko kàddu ndaw yi dina ñëw ak d'autres émissions yoo xamante ne nii ñu ngi ci kër gi di leen wax dig daje suba incha allah aussi seen émission les matinales du digital. na la donc comme ni ñu koy waxee rek di leen jox rendez-vous waaye laata loolu aussi dañ leen di remercier encore une fois ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom moo di les matinales du digital yi nga xamante ni dañ koy amal du lundi au vendredi bu 9h30 jotee jàpp 10h30 rek ñu ciy waxtaanee lépp rek ci ay xibaar ñeel li nga xamante ni moom moo di Covid 19 bi waaye itam actualité dinañ ko ci daal di waxtaanee donc cant ak ngërëm ñeel na leen encore une fois di remercier ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci régie en même temps ci cadrage bi di Mar Gueye donc di leen jox dig daje comme ni ko Ramatoulaye waxee suba incha allah ci beneen plateau.